jaageen jëf ci ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ca ni xeex jàngoroy sankar mooy cancer bi jàpp cëru suufu jigéen ñi ca diwaanu Njaareem di Bawol fexe nañ ba tàggat fam ñi di ay infirmière ngir ñu gën a mën a xeex jàngoro ju ni mel loolu nag ministère bi ñu dénk pajoog fegu ñoo ko sookee dañu ci ñëw ci biir xabaar yi na mu gën a yaatoo loolu ci bokk itam lu jëm ci soppeeku ci wàllum jaww ji nus mën a àndeek moom dox ba duñu gën a lor ay kàngam ci wàllu environnement ña ngay waxtaan fee nga xam mooy daanu Ndar lan tënk teg daañu ci dégg gëstu bu xóot bu nuy ànd ak Momar Alice Niang ci biir xabaar yi dana ci bokk itam lu jëm ci ay tableau di ay panneau yu def ay publicité di ay xeetu bataax li ñu jàllale daanaka néew na fooy dox gis ci Ndakaaru wala sax ci gox yi bari ci biir réewum Sénégal moo ne nag loolee lan dund ci ay gàllankoor bari na diggante sempi ak samp waaye di yàq ak ñàkk tegu ci yoon lu ni mel tax na njëgu ci wàllu gune mel seen kàddu jib daañu ci xuus ànd ci ak gëstu Pape Ma Jaxate Saax daanu ci boole itam pàcc bi nu jagleel cosaan ak aadam fexe ban gën a aar alam gi awee ko ci wàllum aar daañu ci ñëw ndax gis nañ ni faaw ñu waxtaan ak doomu aadama yi ci awee ko ci daal leen di woo ban diglu la ngir nga mën a sa ndoxtal li nga xam ak bataaxal ci ñoom awee ko ci mbirum cosaan ak aada lii mooy pàcc bi leen jagleel di ci ànd ak gëstu Oussama Monique Sagna ni skis faram fàcce gi jaageen jëf ci ànd bi ak ñun ci seen télévision ITV sant leen gërëm leen ci ànd bi ak suñuy programme faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu soxal mbirum yi ay panneau publicitaire yi ngeen gis ñaare muy ay tableau yu mag wala yu ndaw mu tiim leen ci ba Ndakaaru yi ña koy liggéey nag léegi lañ dund ay benk ña ngi koy tar doonte wàll gooye ku nekk nañ cay doxe diggante samp bawut ci yoon ak sa bawut ci yoon yenn saay wala diggante sempi bu jàddul yàq mën caa am waaye itam ñi say liggéey ku nekk na ngay doxee loolu moo tax rédaction bu ITV def ci gëstu bu xóot ci wàllu guni mel ndax xam ngeen yenn saa yi ñu ni kat ñu ngi woote ay opération maanaam woote ak sempik panneau yooyu le ñu koy liggéey seen kàddu jib ci wàllu guni mel ni ñu ngi dund ay benk ñu ngi koy taal ñu ko ànd ak gëstu Pape Ma Jaxate Saax ay affiche ay panneau ay enseignes lumineuses ak yeneen yu ni mel loolu mooy seen liggéey régie publicitaire yi ay bërëbu liggéeykaay la loo xam ne dañuy jaay ak a jëmmal ay xew-xew jaarale ko ci ay support yu bëri. donc régie publicitaire mooy ki nga xamante ne publicité bu war a jaar télé publicité bi war a jaar rajo publicité bi war a jaar journée publicité bi war a jaar ci panneau yi moom moo koy gérer loolu mooy régie publicitaire. ngir defar support de communication yooyee nag dañ ko war a teg ci ak yoonal mu doon liggéey boo xam ne mu nga tàmbali ca xeltu ba ca affichage ba. xam nga ñun ci suñuy atelier dañuy def conception dañuy def modélisation suñu defee loolu ba pare dinañu imprimer am nañ dañuy machine imprimeur yi imprimer suñu imprimer ba pare afficheurs yi war koo dagg war a coller ah donc yooyu yëpp process boobu yëpp dañ koy topp ba keroog ñuy egg ci panneau bi. association bi ëmb ci ñi ciy yëngatu fii ci réewum Sénégal ne am na lu tolloog 20 këru liggéeykaay yi ciy yëngatu bëri na sax ay doomu aadama yoo xam ne ñu ngi leen cee liggéeyloo. foog ñu xam ni 3000 à 5000 personnes ñooy liggéey ci mbirum publicité bii ñuy gis nii ndax panneau yi du ñu fi taxaw panneau yi dafa am ñu leen taxawal pour nga defar panneau def affichage dafa am ñiy imprimer dafa am technicien yi liggéey ci imprimerie bi dafa am maçon bi dafa am électricien bi dafa am infographe bi dafa am électricien bi dafa am maçon bi dafa am décorateur bi donc ñooñu ñëpp c'est des corps de métier yi nga xamante ni dañuy liggéey ci mbir mi. ubbiteeg marché régie publicitaire yi tax ba ab pëccëxoo dal da ca am fépp ci Sénégal ay téeméeri panneau la ñuy nemmeeku ci mbedd yi koñ yi ak avenue yi acteurs yi ci yëngatu di naqarlu li ni mel te jàpp ne état bu Sénégal moo contrôlé wul mbir mi. ndax ñun doon am suñu ay autorisation mais ñeneen ñi ñëw mairie yi bu fekkee mairie bu nekk yaa am droit joxe say autorisation am na ci ay mairie yi nga xam te ni dañuy jox ñi nga xam te ni ñoom ñoo leen neex du xool ndegam kii professionnel la wala du professionnel ndegam am na ci droit wala amu ci droit dañ naan kii sama xarit la kii sama mbokk la kii sama bàjjan la kii sama yumpaañ la et cetera et cetera donc buñ ko joxee ku nekk ni ku nekk ñëw samp nu mu la neexee ñun suñu bopp loolu daf nu metti. Descos ci lu yàggul dara tàmbali na ay opération de désencombrement yoo xam ne tax na mu jël ay panneaux yu bëri daal leen buddee fa ñu nekkoon loolee nag merloo ba futtu
association bi ëmb ñi yëngatu ci régie publicitaire fii ci Sénégal kuréel googee daal di jàpp ne ay koppar yu takkoo takku la ca daal di ñàkk. ci lu ñu jotagum xayma ci yi ñu jotagum différents régions yëpp ku nekk li nga yónni buñ ko xaymaa fi mu toll nii rien que ci panneau publicitaire yi ñu yàq ak les grands formats et les petits formats mën nañ ko xayma pour le moment ba fi ñu toll nii entre 300 et 500 millions de francs CFA loolu nag bokkul ak panneau yi nga xamante ni dañ ci amoon contrat. ngir mën a dakkal pëccoxoo gi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci secteur bi acteurs yooyu di yëngatu ci wàllu publicité ne saafara si dañu ko war a toog waxtaanee. dëkk mënul dox sans panneau publicitaire dëkk mënul dox sans publicité parce que ñoom ñoo ànd mais dañuy xool nun ko mën a rafetal nun ko mën a àndale te loolu nag li koy war moo ñu mën a toog waxtaan ci ñun ñëpp ñu ko seq ñu waxtaan ci wut ci solution te ñun defal nañ ay proposition yu bëri bind nañu courrier daal leen ko yónnee leen wan leen ko ministre de la communication nga xam te ne mooy sunu tutelle malheureusement ba fi mu doon yàlla tey jii ni ñun xamuñu sax la lan def ci kayit yooyu ñu leen yónnee yëpp. lu weesu googu li jafe-jafe am na yeneen it yu takku yoo xam ne ñoom ñu ngi koy jànkuwanteel. jafe-jafe bi si gën a fës mooy ñàkkum loi bi nga xamante ne moo régir publicité comme la li mu la ko waxee site national code de la presse ni mu amee noonu la code de la publicité am dégg nga maison de la presse ni mu amee noonu la haut conseil de la publicité war a amee si réew pour que lépp lu ñuy def comme publicité ñu mun ko saytu parce que publicité d'ailleurs ba muy gën da nga koy saytu. environnement bi ëmb régie publicitaire yi mu ngi gën di yaatu ñu bëri daal di cay jooxu ndax koppar ya nga xam ne moom lañu ca yaakaar état bu Sénégal mi na ma jeexal googule pëccëxoo daal di caa janoo ak waa APRP googule kuréel di ragal ne ginnaaw lii état bi na ma def entreprise yu bëri daañu tëj lu ëpp junniy doomi aadama ya fay liggéeyee ñoom it daañu ñàkk seenam xëy. Pape Madiakhate Sarr jaajëf xibaar yi wéy lu jëm ci mbirum numérique maanaam xarala yu yees yi nu ci Afrique war a mën a jaare def ko ay dëggal sukkandiku ci soqali wàllum koom-koomam lu nu waxtaane lam ci université ba nduppee Gaston Berger ba ci daan Ndar waxtaan wu yaatu ay kàngam seqoon ku ci ne bécc na xalaatam jàpp ni li fekk ak ci kanam jëfandikoom koom ay ko ci wàllu xarala yu yees yi moo gën a gaaw ba pare itam gën a xarañ ci ëpp lu mu indi ci am koom ci réewi Afrique rawat na fi nga xam mooy Sénégal kenn ci ñoom kàddoom jip ñu ngi ko duppee professeur Massa Mbaye moo ŋànk wàllum xale yu yees yi ca Gaston Berger am na lu mu dénk Momar Alice Niang. waaw ndaje bi dafa boole ay li ñuy woowee centre d'excellence ay structure la yoo xam ne day dajale ay chercheurs ñuy defar ay xarala ba pare di def recherche di ko jéem a transférer ci technologie léegi bii nii dafa dajale ay centre d'excellence yoo xam ne 6 yu nekk ci ñetti dëkk benn bi nekk Sénégal mooy bi nekk Université Gaston Berger moom mooy centre leader bi moom moo jiitu am na ñett yu nekk Nigéria am na benn bu nekk Bénin ak benn bu nekk Côte d'Ivoire fii dañ fi collaborer ci domaine recherche dans le numérique mooy xarala yu bees yi di ko jéem a appliquer ci domaine yoo xam ne dañoo jokkaloo ak développement muy agriculture di santé di environnement di économie numérique ak yeneen éducation cybersécurité ci pexe yi moom xam nga ñun dañoo li ñuy liggéey du ñu def recherche pour def recherche mais dañuy jël problème yi ñu am fii Afrique boo jëlee ci agriculture bi mun nañu am ay problème mu sélection de semence loolu ñu ngi ciy travailler ak yenn structures yi fii au nord pour xool nan la ñuy utiliser données informatiques yi. mu doon professeur Massa Mbaye ca Gaston Berger ba ca Ndar kàddu moom Momar Alice Niang. xabaar yi wéy ak mbirum koom ay ko ci xale yu yees yi ba tey ci biir Sénégal gi am na fi barab bu nu samp ci réew mi ab magasin bu mag la di ak këggu yoo xamante ni bii njaay ak lu ci aju ci wàllum jëmtukaayum audiovisuel bokk na ci yoon muy xarala yu yees itam ci wàllum télévision la ci aju waaye itam dana fexe ba ay ndaw mën caa daan seen doole lu ni mel nag dañ ko samp ci réew mi ndax boobu lépp kër yàgg naa dugg ci Afrique waaye itam fii Sénégal waaye dañoo bëgg a yaatal jéego yi gën a jàppalante ci wàllum jokku julante xabaar ak jëmtukaay yi tax lu mel mën a war a dox dañ ciy ànd ak Faram Facceek Moussa Mané. lii di fédération nationale d'achat des cadres ñu naan ko fi nag ubbi butikam bu njëkk fi ci Sénégal magasin bu bees bi lee ñeenti rayon la am ñu fay jaay ay marques yu jóge bitim réew. En ce qui concerne la FNAC dans sa partie édition, elle est essentiellement composée de livres.
Et le livre, c'est le livre dans tous ses états. Voilà, vous avez d'abord la formation. magasin bi daanaka jox nañ pàcc bu am solo lii di livre yi te sax façon livre bu ne am na fii ay livre universitaire am nañ ay livre xale yoo xam ne dina leen jàppale ci seen njàng am nañ tamit ay rayon cuisine togg Afrique yëpp am na fa ay rayon yu wax sax ci mbirum décoration kër am na fa. qui parle de maternité. Nous avons même des rayons qui parlent, j'allais dire, d'entretien et de déco au niveau de la maison. suñu sukkandikoo si tere woon bis bi la magasin dina amal Sénégal njëriñ lool. L'avantage d'abord, c'est ça reconnaît que Dakar c'est un vie international. ubbiteek FNAC bi am na solo loolu suñu xoolee suñu Sénégal nu mu mel Afrique kontaan naa ci magasin bi si ni Dakar bokkee ci réew yu ko am. Ça montre la capacité de Dakar et l'importance de Dakar dans la sous-région. magasin bi la sax daanaka dina tax ba ndaw yu bari am liggéey ndax ay recrutement yiñ fa nar a amal. am loolu mbégte ci ubbiteeg FNAC bi mbégte ndax daf may fàttali bi ma nekkee étudiant ca Bruxelles dama daan liggéey ci FNAC pour mën a fay samay études FNAC su ubbee Dakar dañ cee war a am fierté ndax Dakar capitalu Afrique de l'Ouest la donc jaadu na li am li gën am Dakar rax ci dolli te loolu man impliqué wu naa ci ñoom dañoo recruter ay ndawu sénégalais yu bari kon nag jaadu na waa sénégalais aussi daal di leen njukkal delloo njukkal daal di leen jàppale surtout que produits yu ñuy def ay produits de qualité la. FNAC jamono ji mu ngi ci réew Afrique yu bari ba tax na gannaaw bu mu ubbee magasin bu njëkkam fii ci Dakar mu nar a ubbi waat beneen bu bees fii ak juróomi weer ca centre commercial bu Ndakaaru. Moussa Mané jaajëf xabaar yi wéy ci beneen mbir mi ngi soxal mbirum tribunal bu doon ko Diourbel foofu jàppale ni dañoo dàq àtte bi nu jàpp nañ ko fi ñu toll ni ca weeru décembre gi bu naggee ci ñaar fukki fan ba ak ñett la war a doon mooy safoo seen jàppoon mat nañ juróom-ñaar ci ñoom tuumaale ni ñoom kët ñu daal di woon tojatem ab wotop Dakar dem dikk fa ca jaarem keroog seen gero ba doon amal ñoom transporteurs yi kenn seen i avocat Maître Assane Dioma Ndiaye ñaawlu dàq bi ndax nee na lu bon daf leen waroon a bàyyi ñoom li ñu duppee liberté provisoire bàyyi néggandiku Maître Assane Dioma Ndiaye jokkoom ak Goro Ndak Lo ñi ñu tëj comme ni muy faral di am ci mouvement de foule yu mel nii souvent arrestation yi day doon des arrestation dañuy wax soit préventive wala pour dissuasion du caagin ne dañ la arrêté rek yaa def moo tax ñi ñuy jàpp ki nga xam ne dañoo jot ci moom rek la ñuy jàpp alors que wóorul ndax dañ koy topp moo ko def ñu ne nag comme ñoom dañu weddi te li suñu yoon wax présomption d'innocence buñ lay tuuma anga attewuñ la ne yaa def défaut kooku nag boo ko téye bu yàgg te mu yor borom kër yor ay responsabilité mun nga koo lor ne nag ci kaw présomption d'innocence boobu jàpp nañ ne waroon nañ leen a may liberté surtout que société bi porte plainte moo demandé renvoi ñaari semaine le 23 nga téye leen ba boobu te wurul ndax dañ leen topp ñoo ko def mun na indil loraange ci ñooñu ñaareel bi aussi ñu ne tribunal xëy na bu ñu bàyyee ndiku li am tey tribunal du Diourbel ñu mel ni dañu nekk état de siège kenn mënut a dugg ci salle bi ñu ñuy violer sax li ñuy wax le caractère public du procès tey ku ñëw fi xam nga ne pour nga dugg fii coono ak wax leneen lay tax nga dugg ci tribunal bi ñu ne buñ leen bàyyi woon xëy na date bi ñu ko dàq dina tax citoyen yi ak ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi xam ne kat dossier la comme yeneen dossier ordinaire yi nga xam ne tribunal dañ koy àtte bés bu nekk. xabaar yu wéy ci beneen wàll mi ngi soxal li nga xam moo jëm ci mbirum doomu aadama ak nekkinam jëm ci mbirum paju gi nu suma def ba lépp gën a ñoŋ te daanu ko njaareem ban fa nemmeeku ne lenn ci ay cas maanaam mbirum jàngoroy sànkar mooy cancer muy jàpp cëru suufu yenn soxna yi ñu ne nag lu koy war a dànk lu baax la moo tax ñu ngi gën a tàggat ña fa nekk ay infirmière nga xam ne ñoom itam ñu ngi jëflanteek soxna yi ci wàllum paj ñu tàggal leen ci wàllum jàngoroy sànkar yooyu ñu ko war a mën a sànk ci réew mi ba mu jógee fii bu baax a baax ban noppee ci seenum tàggatu ak la ko tax a jóg ki nga xam ne docteur Babacar Guèye kàddoom jib na ma nga ca ministère bi ñu dénk pajoog feegu bu Sénégal am na lu mu dénk Goro Ndak lu ñu teewlu ko. kuréel ba nga xam ne ñoo leen
dénk wàllu wér-gu-yaram ci mbootaayu xeet yi mooy organisation mondiale de la santé dañ ñëw fii si région de Diourbel pour tàggat ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur ñi nga xam ne ay médecins lañ ay pharmaciens lañ ñi nga xam ne dañuy yëngatu si wàllu labo sage-femme yi infirmiers yi toll na ci téeméer ya nga xam ne dañ leen tàggat si ñetti fan yi que mu nekk si département Diourbel département Bambey ak département Mbacké lu toll si téeméer yi ya nga xam ne ñi ngi yëngu ci wàllu kër docteur dañ leen tàggat et puis su leen tàggatee dafa am benn projet bu am solo boo xam ne fi wax ñetti weer yi di ñëw dañu bëgg ñaari junni jigéen ñi nga xam ne ñi ngi dëkk fii si Diourbel ñu dépister leen xool ndax dañu am cancer ba nga xam ne mooy nekk cancer bu butitu njurukaay yi wala ay mandarga yi nga xam ne suñ ko bàccee noonu ay at ci kanam mën na indi cancer donc loolu dañ koy teel a gis suñ ko teelee gis teel ko faj comme ça jigéen ñooñu dootuñu am cancer du col de l'utérus donc dañ bëgg aussi ñi nga xam ne ñoom la ñuy tàggat ñuy sage-femme yi nekk fii si poste de santé yu région de Diourbel suñu delloo seen bërëbu fajukaay yi ñu bañ a toog rek ñu naan octobre rose wala campagne mais du 1er janvier ba 31 décembre weer bu nekk bés bu nekk ay bés yu nekk bépp jigéen ba nga xam ne ñëw nga si bërëbu fajukaay mu nekk si centre de santé wala si poste de santé ñu seet la xool ndax am nga ay mandarga yi nga xam ne suñ ko bàyyee noonu dina indi cancer fekkee dañ ko gis ñu jéem ko saafara faj ko comme ça cancer dootul sonal fii si Sénégal jigéen ñi. ginnaaw pajum jàngoroy cancer lii itam meneen xeetu paj la goo xam mi ngi jëm ci wàllum cër yi muy cër yi kaw yi der baak la ca aju bu amee jafe-jafe ñu duppee xëy na malformation mu amakul laa gu ci am lu su war a mën a jubbantiwaat la la ñuy wax xëy na li nga xam si moo di xote opéré fii nag ci Ndakaaru hôpital principal bu Ndakaaru am nañu fa ñëwoon di ay partenaire u kër ga waaye itam yëngu ci wàllum paj jóge bitim réew muy ndaje mu yaatu moom ñoom it ba nu ko beccee ku ci ne jàpp na ni du ñàkk mu jur njariñ ñu bàyyi lañ fa faj jamono ji temb ci fi nga xam mooy Sénégal ndax ñun yàggoonam bëgg ku leen taxaw la dañ ciy ànd ak Faram Fàcceek Pape Babacar Ndour reportage. docteur bi di ab chirurgien plastique moo ngi wéy ci biir liggéey woy jarat bi di ab gone bu jigéen bu mënatul jëfandikoo loxo ndeyjooram ginnaaw ay lakk waaye nag ginnaaw ndimbalu chirurgie réparatrice yaakaar dekkiwaat na. der yi dañuy dem ba articulation yëpp dañuy bañ léegi nag moom lay jël pour defal ko benn plastie bi poqotaan bi dafa jàppoon coude bi jàpp loxo bi jàpp donc mi xale bi nii la defoon. docteur yi aju ci mbootaay bi ñu tuddee Restore White ci kilifteefu docteur Michael Obeng ñooy amal opération yile muy lu beru ci ndimbalal yenn ci spécialiste sénégalais niki professeur ci wàllum ORL El Hadj Malick Diop. kontaan naa si lool ndaxte lii la jàng lii mooy sama métier am si mbégte lool rawatina su fekkee ne maa ngi koy def ak ñi nga xam ne ñoom la seqal mbir mi te ñu nekk hôpital principal ak ñaan ñoo xam ne ñu ngi jógee bitim réew ñëw fii di ñu jàppale ma kontaan si lool waaw. jéego bi am dayo lool ci nekkinu askan wi am na ginnaaw ab pexe boo xam ne ab entreprise sénégalais lal na ko muy loo xam ne kenn du ci fay dara waaye dikk ci waxtu wuñ ko gën a yaakaare. xam naa mission yi tamit ni ñu ñëwee nii moom ça vient à son heure vraiment parce que bu toll loolu moom bon dafay cher de un mun na cher wala mu temps moo tax vraiment ñoo leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. opération chirurgicale yi di ay defaraat yi ñu amal ginnaaw dayo bi nga xam ne plateau technique bu hôpital principal bu Dakar am na ko. donc bu amee lii tey ñett ma fi daje benn moo ñoom seen yéene ak seen i pexe ba ñi ko mën ñëw te ñi ko ñu ci nit ñu ñàkk ci dara ba ñëw fi ñaar biñ ñëwee fekk nañ ci hôpital bi lu nga xam ne yaakaar na ñoom li ñu bëgg bu ñu ko féetewee dañ ci am ndam te loolu ñaar la personnel bi fi nekk à savoir les médecins et le personnel paramédical ak surtout nag un bloc opératoire équipé ci jumtuwaayu faram mais surtout organisation bu faram. campagne humanitaire bi lee day fàttali ne rek warees nañoo gën a xarañ ci yenn anam yi jëm ci faj askan wi rawatina ci ñi nga xam ne seeni yoxo jotul seen gannaaw. muy gëstu bu xóot su bopp nga xam ne Pape Babacar Ndour def na comme jëm ci mbirum pàcc ci Sénégal moo ne mbirum jaww jeeg climat bi soppeekoo tamit yenn saa yi mën na yàq lu bari ci nekk doomu aadama
moo tax waxtaan am na daanaka Ndar ay borom xam-xam wàllum jaww ji la ci aju ñu waxtaan jàpp ni faaw ñu dox ànd ak jamono ni muy soppeeku ci wàllum tàngaay ak seddaay muy changement climatique yi mbaa lu ko mooy gànju yan pexe lañ ci war a mën a jël loolu lañ doon yaxal ci ay bataaxal ginnaaw ba seen xel xalaat gu ni mel ñu ànd ci ak faram fàcceek Momar Alice Nia ci diwaanu Ndar Géej. gëstu bu yaatu bi ñuy def ci coppite jaww ji ak naka lañ ci mën a taxawee tàmbali nañ ko fii ci diwaanub Ndar kilifa yi nga xamante ni ñoo bokk ci projet bi ñu dippee projet d'appui au plan national ci adaptation au changement climatique yi dañu bëgg nag xool jeexantal gi coppite jaww gi am ci secteur yu bari ak it naka lañ ci mën a indee saafara. étude bi nag day wone un peu naka coppite jaww ji bi lay amee ay impact si secteurs yi nag ñeent la am na mun naa ne agriculture mooy mbéy bi wér-gu-yaram bi yoon yi tali ak lu ñuy woo mbënd bi. projet bu ni mel nag ñu bari jàpp ni dana tax ba dëkk bu mel nag Ndar mën a taxaw bu baax a baax ci jafe-jafe yooyu coppite jaww gi di indi. ku ne xam na ne Saint-Louis dëkk la boo xam ne di lépp luy jëm si wàllu changement climatique jafe-jafe yi muy jur dañ koy gis ci dëkk bi gis nañ géej gi ni muy avancé ay kër yi muy nangu gis nañ ndox mi nga xam te ne bi souvent day ñàkk si yenn localité yi gis nañ aussi manque suuf pour bay xam te ne bi souvent manque ndox moo koy indi gis nañ problème mu inondation yi am problème mu taataay également yooyu yëpp am ci région de Saint-Louis moo tax région de Saint-Louis dafa nekk région tane bi maanaam région bu bien placée la pour waxtaane lépp lu jëm ci changement climatique. ñi nga xamante ni nag ñoo yar bile projet di am yaakaar que ni gëstu bi ñu def dana tax ba askan wi gën a fagaru ci li nga xamante ni moo di jeexantalu coppite jaww ji. Momar Alice Nia jaajëf foofu ci Ndar ak ci kóor yi yëpp dégg nañ turu Cheikh Hamidou Kane ku di mel nekk kàngam ci réewum Sénégal ndax jaar-jaaram ak yëngu-yëngoom lu ni mel nag bëgguñu mu fay ci àdduna waaye tam fi nga xam mooy Sénégal moo tax kenn jege ñaaleem def ab film boo xamante ne bii da cay wanewaat jaar-jaaru kilifa gu mag gu ci wàllum yëngu ci Sénégal gii lëkkaloo ca groupe E-Media gi tey daal di becc ab film boo xamante ne bon mat na juróom fukki minute ak ñaar lañ ca bëgg mooy siiwal jàngaleem ak liggéeyub Cheikh Hamidou Kane moomu lem dañ ci gën a amul leer da ci ànd ak faram fàcceek maam Seyni Babou. dundu Cheikh Hamidou Kane ak ay téere yu mu bind jaxbaatam biile tënk ko ci ab film bu tolloog 52 minutes moo ngi ñëwaat ci ay téerewam bi ci njëkk nag di aventure ambiguë mu nekk ab roman boo xamante ne tekki nañ ko ci lu ëpp fukki langue auteur bi nag di ñaax nit ñi ngir ñu fonk seen culture jaxbaatam biile nag di ñëwaat ci li tax mu réaliser biile film. taamuñ ko dafay nekk comme par exemple yeneen ci suñu personnalité yi nga xam ne ñoom ak suñu histoire ñun Sénégal boo xoolee moom génne le livre depuis 1961 tu vois un livre quand même qui a gagné des prix de la francophonie et tout ça donc c'est une personnalité illustre qui fait partie de l'histoire du Sénégal. fii kañ defe naa 52 heures sax doyul mais il faut que nga tànn yenn ak si nga xam ne moom moo ko mën a tënk. mu nekk ab film boo xamante ne mu ngi ñëwaat tamit ci jaar-jaaru homme politique yu bari ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci écrivain bii di Abdoulaye Elimane Kane. Ce film est une galerie extraordinaire de portraits. film bi nag dafa nekk ay nataalu nitu politique yoo xam ne taxawul nañu lool réewu Sénégal ci wàllum politique waaye itam ay nit ñoo xam ne ràññeeku nañu loola ci dundu ki nga xam ne moo di Cheikh Hamidou Kane naka noonu itam njabootam jarbaatam bi def film bi sax booy xool tontu na ci yenn laaj yu am solo yi nga xam ne dafa jëm ci mbindu Cheikh Hamidou Kane ci solos mbind mi naka noonu itam ci différence bi am diggante aventure ambiguë ak les gardiens du temple. Et les ressemblances entre l'aventure ambiguë et les gardiens du temple. moom réalisateur bii le film nag moo ngi xaar ndaw ñi jël lii def ko repère. dañu bëgg am ay nit yu ñu accompagner ci film bi pour xale yi gis ko parce que film bi du pour ñun ñu ñor parce que ñun xam nañu ko Cheikh Hamidou Kane mais suñu doom yi xamuñu Cheikh Hamidou Kane donc ñooñu lañ bëgg tey nit ñi accompagner ci
comme ça ñu mën a dem ci école yi nekk Sénégal bi yëpp mën ko diffuser foofu du ko ci gox-goxaan yi ak ci kii yëpp comme ça nit ñi mën koo gis xale yi mën koo jëriñoo parce que dafa bokk aussi ci lu ñuy jàng école dafa bokk ci seen curriculum. ñuy faral di ko woowee Kaaw Cheikh Hamidou Kane nekk ko xamante ne kenn dootu ko présenté mu bind lii di aventure ambiguë ak les gardiens du temps moom yi nag nommé nañ ko ci ay postes ministériels yu bëri te bokk na ci ñi nga xamante ne duñ leen fàtte ci vie politique bu Sénégal. Merci beaucoup. yegg nañ ca pàcc ba nu jagleel cosaan ak fàttaliku bee xam fan la toll tey ñu ngi leen di fàttaliwaat ni mbirum cosaan muy aar lu su war a mën a awetas ay xabaar la ndax jëmtukaay fàllum jokk jolante xabaar la moyen de communication ci gàttal lu mel moo tax ñu gis ni waxtaan ak askan wi ci aar alam gi mënta ñàkk waaye nag awee ko ci mbirum cosaan ak aada boobu ay mbir yoo xam ne bu ñu ko ci awee du ñàkk mu gën a sëtax lu yooyu lay xabaar ci nopp askan wi ñu mën koo jëfee dañ ci ànd ak kii di soxna Ousama Monique Sagna. aar ak lii di écologie sàmm alam bi mën nañu ànd dañuy faral di sax jëfandikoo lii di art création artistique ngir ñaax nit ñi ci jafe-jafe yi nga xam ne alam bi am na ko artiste bi su nekkee di ñaax askanam ci alam bi dafay faral di defar ay nataal wala di jëfandikoo yi nga xamante ne ay plastique lañu di leen dundalaat ngir wane ni li ni mel mën nañ ko utiliser plusieurs fois. bouteille yëpp dama ko far si mbedd bi si suuf si laa ko far raxas ba mu set peinturaat ko ma dem uti ay caas boole ak moom sama installation bi mu ñuy firndeel ni que bouteille yi nekk si mbedd bi bis buñ ko farulee si géej gi la mujje te bu boobaa jeexital bi baaxul si ñun parce que bu boobaa bouteille yi nar a ëpp jëni si géej gi léegi nag tey dama indaale tamit ay poubelle mobile yoo xamante ne ñoo ko defarlu dafa am ay roue quoi parce que pour ñun mbedd bi amul assez de poubelle pour vraiment sensibiliser aux gens de jeter dessus quoi moo tax tey nag ñu indi 5 poubelles yoo xamante ne dañuy def ay atelier ak xale yi nga di jéem a invité ñu peinture ak ñun bind ay message yu leen di tenir à cœur sur l'environnement. doomu réewu Portugal bii di Sébastien de Botton nekk architecte moom nag ñëw na fi ci lycée Ngalandou Diouf ngir wan élèves yi naka la ñu mën a jëfandikoo lii di ay chutes de bois yu ñuy jël ci atelier de menuiserie yi ngir utiliser leen ba yaatal seen bibliothèque scolaire bi. Qu'il fallait trouver une façon de récupérer les matériaux pour que ce soit un développement durable. Et donc on a engagé la communauté scolaire dans la recherche. nekk nañ ci alentour école yi ak ndongo yi nga xam ne dañuy ramasser ay chutes de bois atelier menuisier yi nga xam ne demoon nañ fa ñoom ñi kontaan nañ lool ci liggéey yuñ fa def te am ay njeexital yu baax sax ndaxte fexe nañ ba def benn extension bibliothèque maanaam bërëb bi nga xam ne dañ fi denc ay livres ak ñi nga xam ne ñooy ndongo daara yi. Le jardinier qui fait le jardin pédagogique, qui fait des grandes balades autour de l'école. Et puis on a trouvé plusieurs artisans qui se sont engagés et qui étaient intéressés justement à participer au projet. ndaw ñi nga xamante ne bokkoon nañu ci atelier bi ñu ngi rafetlu bile jotaay te sax jàng nañ ci lu bëri. amoon nañ ay atelier yu am solo fii ci école bi def nañu peinture def nañu aussi liggéey ngir yaatal suñu bibliothèque bi donc lii lu baax la pour ñun. Festival Ecolar mu ngi ñuy wan ni artistes yi mën nañu xeex bu baax ci li nga xam ne alam bi mu ngi koy am ak ay gàllankoor édition bu njëkk bi nag am nañ ci satisfaction ndax élèves yi jàng nañ ci lu bari. jaajëf Ousama Monique Sagna waaye itam jàngeen jëf ci ànd bi ñun ci TV lii moo tëj ci jukkib xabaaru marax yi ci yaatal gi kon ñu bàyyi leen programme yi TV mu doxal ak li nga xam moo di bloc d'information bi la totale El Hadji Malick Cissé ak ganam ba ci kanam incha allah jaa ngeen jëf